officiel Sénégal rek képp koo xam ne yaa ngi ñuy bàyyi xel instant bi jàppal na ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar bu wér di la jox sa wàccuwaay comme nu koy gars yi di waxee quoi di leen jox seen wàccuwaay. di leen fàttali rek ne bon vous pouvez partager les vidéos parce que maximum de partage mooy tax li ñuy wax yépp mu mën a àgg fu sori ñu bari man ci jot waaw moo tax nag di partager nag baax na ci lool nag. Marie Villa, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu vas bien. Voilà, tey nag ñu ngi bëggoon a waxtaan ci li nga xam ne moo dominé actualité sénégalaise bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci OSR officiel Sénégal rek di leen fàttali ne mën ngeen ko partager ci suñu page bi nekk ci Facebook bi ak ci YouTube bi su ko defee mu tasaaroo ci Sénégal yëpp quoi incha allah. waaw ñu doon xaar gars yi pour ñu dugg comme ça ñu mën a commencer mais ça va Marie, ça va, je vais bien, alhamdulillah. waaw tey nag dañu bëggoon waxtaan rek ci li nga xam ne moom moo dominé actualité bi muy l'actualité sénégalaise comme ni ñu koy defee saa su nekk donc Assane Diagne maa ngi lay nuyu bu baax mon ami mon frère maa ngi lay nuyu bu baax di la bëggee di kontaan ci yow di bëggee ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan instant bi yëpp fàttewuñ kenn. waaw ñu ngi bëggoon a waxtaan ci affaire Jeanne d'Arc muy école bu mag boobu noonu nga xam ne école d'excellence la quoi xale yu bari di fa jànge ci ñi fay jànge ci xale yi am ci ñoo xam ne dañuy muuru te seen diine sant leen ko ñu koy def am ci droit te amul dara lu leen war a mën a empêcher ñoom ñu bañ a muuru parce que avant tout nit ki amoo dara lu dul sa foi sa gëm-gëm te c'est très important te Sénégal j'espère que c'est un pays de droit, c'est un pays laïque ci constitution bi ñu def ci ne nit ku nekk am nga droit nga pratiquer sa religion bi nga gëm ci ni ngay solo waaye tamit di jaamu yàlla di pratiquer. Fandaw maa ngi lay nuyu Fafa léegi man bi ma déggee coow li ma jaaxal mooy école bi ba mu nekkee Sénégal ba léegi ça fait des années des décennies on n'a jamais eu ce problème ak ñi nga xam dañuy muuru xanaa nekkul ne tey la muuru xew wala tey la ay jigéen di jàngee foofu ci école bi di commencer di muuru c'est pas la première fois du tey tamit donc bi Jeanne d'Arc nekkee Jeanne d'Arc ba léegi am na ñu fa jaar ñoo xam ne
dem nañ ba am borom kër tey di sëy am ay doom ba seen doom yi tey di fa jàngee kon xam ngeen ne école bi yàgg na léegi nag problème boobu mosu fa am ñu toog ba au dernier moment léegi ñu ne Jeanne d'Arc dafa changer léegi règlement intérieur bi te dañ ko war a respecter mooy ne kenn du fa muuru kenn du voile interdiction de voile te loolu heure bu ñu ko tuddee rek xel yëpp ci diine lay dem ci affaire religion lay dem parce que école bi c'est une école catholique waaye waxuñ ne école catholique la rek jullit du fa jàngee catholique rek moo fay jàngee waxuñ loolu man dama jàpp ne jël voile teg ko sa bopp bi nii dem jàngi kooku mënul yàq dara te ñi nga xam ne ñoom ñoo fa indi lii nii ñu ngi nar a installé Sénégal loo xam ne mosu fa am ñun suñ dialogue islamo-chrétien bi dafa naturel c'est quelque chose de naturel maanaam ñun dañoo judd rek ñi nekk chrétien ñi nekk musulman man dem naa Joal dem naa Mbodiène dem naa Nianing dem naa Ngazobil dem naa Nguéniène dem naa Samba Dia mooy dëkk Elisabeth Diouf Nguéniène mooy dëkk Ousmane Tanor Dieng dem naa Palmarin foofu yëpp ci département Mbour la ci Joal foofu mais j'ai vu des familles yoo xam ne da ngay gis famille bii nii ñii seen ñaari papa yi ñoo bokk ndey ak baay papa yi kële moom chrétien la mook ay doomam papa yi kii moom il est musulman mook ay njabootam te ci benn kër la ñuy nekk bu événement chrétien amee ñoom ñëpp ñu bokk fête ko comme ni koy Sénégal yëpp di defee bu événement musulman amee tamit pareil même chose noonu lay demee waaye léegi cohabitation boobu noonu nekk loo xam ne lu rafet la ku nekk ñu respecter la sa foi sa gëm-gëm ak sa conviction parce que chacun a le droit de choisir son propre chemin ah fii àdduna la ku nekk da ngay xool li leen neex nga nekk ku mu neex nga nekk catholique ku mu neex nga nekk musulman ku mu neex nga ne gëmuma dara yow la engagé waaye su fekkee dañ ne école bi école catholique la ba pare ñu toog ba mu yàgg ne léegi dañuy interdire voile foofu noonu loolu ku ko dégg lan ngay njëkk a xalaat da ngay xalaat ne muuraay bi ñi lu nekk ay jullit xëy na moo tax ñuy déranger te loolu mën na bañ a nekk loolu mais ku ko dégg loolu ngay njëkk a xalaat moo tax man bi ma déggee affaire bi dama ne su ma ciy def live rek dinaa fexe ba wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité école boobu noonu ñu delloo si waat seen xel ba pare état bi tamit il n'a qu'à prendre ses responsabilités parce que lii yëpp li ko waral mooy état bu bon am des dirigeants yoo xamante ni duñ ay dirigeants yu baax duñ ay vrais dirigeants parce que si on avait de vrais dirigeants wala de bons dirigeants depuis indépendance ba léegi bi ñu fi tubaab bi bàyyee 59 ans amul benn secteur boo xamante ni ci Sénégal mën nga ko laal mu dox muy éducation muy santé ak yeneen ak yeneen ak yeneen tey jii lii ça pose problème xam nga tey bu ñu amoon de vraies écoles dignes de ce nom parents yi duñ jël seen doom yi di leen yóbbu ci institut yi nga xamante ni dañoo am yaakaar ne éducation bu baax moo fa am jàng bu sérieux moo fa am parce que septembre la ñuy ubbi comme France ñu koy defee te amul ay grève école privée la waaye école privée catholique yi nag sénégalais yu bari naw nañ leen ndax seen jàngale bu baax seen qualité d'enseignement loolu moo tax ñu fay yóbbu seen doom yi bàyyi école publique yi amul fay te école privée yi comme ay Jeanne d'Arc inscription à l'année c'est ay 1 million loolu il faut nga am doole dëgg pour mën ko def te Sénégal xam nañ situation bi ñi seen loxo jot seen ginnaaw bariwul am na ñoo xam ne sax
duñ ko man carrément mais bëgg seen doom am jàng bu baax moo tax dañuy sacrifié wu sax yóbbu seen doom ci école privée catholique yi pour ñu mën a jàng te ñoom ci seen bopp ñoom école privée catholique yi ñoom xam nañ loolu xam nañ ko bu baax a baax donc kon soo koy analyser mën nga jàpp ne ñoom dañoo xaw a naagu ci loolu parce que chaque jour école publique bi ñu ngi grève formation bi baaxatul mooy professeurs yi ak enseignants yi gis nañ résultat bac yi ni muy catastrophique à chaque fois yooyu yëpp seetlu nañ ko loolu lan moo ko waral mooy politique bu bon gars yi sëreewuñ suñu liggéeyoon dinañ am ay lycée yu baax yoo xamante ni nit ñi duñ dem ñoom ñëpp jóg dem songandoor école catholique privée yi ba tey ñu leen di aaye voile moo tax ñu bëgg waa Jeanne d'Arc delloo soit seen xel te état bi jël ay responsabilités ñu toog ñu waxtaan il faut ñu waxtaan parce que dégg naa ñu ne 30 élèves ñoom ñooy muuru foofu noonu même bu doon 200 élèves man muuraay lan la mën a wàññi man loolu laay laajte c'est la question que je me demande mais muuraay jël kol teg sa kaw dafa suñ ñëwoon burxaa sax ñu mën a wax ñu ne lii kat kenn accepté wu ko te loolu yanuwul maanaam parce que nit da nga war a sa kanam dafa war a feeñ nit ñi mën la identifier xam yow yaay kan mais nit ku nekk da ngaa am ay droit kon xale yooyu noonu bu ñu leen xañ seen droit ay jullit lañ seen diine moo leen sant pour ñu muuru am nañ droit dem jàngi seen parents yi fayal leen ñu ñëw jàng te dañ leen a war a bàyyi ñu jàng moo gën ñu leen di traumatiser parce que loolu baaxul ci ñoom te institut Jeanne d'Arc du tax xale yooyu noonu bàyyi seen muuraay gi parce que yàlla moo leen sant ñu muuru te man li ma jaaxal su fekkee ci côté diine la wala dañoo bañ école bi am beneen image wu musulman wala dara bon waxuma ne noonu la demee mais su fekkee ñoom loolu lañ xalaat 30 élèves mënul soppi image u école bi 30 élèves yi muuru bu doon 100 élèves yi muuru sax loolu ça ne veut rien dire te li ma doon wax ci dialogue islamo-chrétien bi sànq xale yi nga xamante ni ay catholique lañ te nekk ci école ba ñoom instant bi dañuy jàppale dañuy soutenir seen morom yi nga xam ne dañ leen a dàq ndax seen voile yi seen parents yi la même chose dañoo bokk ci combat bi wax na nañ bàyyi xale yi ñu jàng kon nañ bàyyi xale yi ñu jàng man pour man su fekkee ci affaire yi diine la chrétien ci boppam warul interdire voile man pour man su fekkee ci affaire yi diine la loolu moo tax ñu def ko catholique warul interdire voile parce que Mariama man gisuma benn statue Mariama wala benn photo Mariama boo xam ne dafa def bopp na dafay muuru sœurs yi dañuy muuru sœurs yi dañuy roy Mariama moo tax ñuy muuru Mariama la ñuy roy moo tax duñu muuru te Mariama muuru sax moo jekk ci moom yaay Jésus Christ parce que jigéen ju sell la bien avant Jésus Christ du juddu kooku yàlla daf ko defar avant Jésus Christ du juddu yàlla daf ko tànnal boppam dafa tànn Mariama ci jigéen ñi ne ko gënale naa la ci jigéen ñu àdduna bi yépp tu es la meilleure femme du monde ci jamono jooju noonu wa iz qaalatil malaa'ikatu ya Mariama inna allaha astafaaki wa tahharaki wa astafaaki ala nisaa'il aalamiin ya Mariama xunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raaki'iin mais loolu lu rëy la pourtant jigéen ñi bari woon nañ fi ci jamono jooju mais yàlla il a choisi Mariama mu sell mi moom lay chrétiens yi di wax sax parce que dafa sell jigéen ju baax la wa iz qaala til malaa'ikatu wax malaaka yi yaa Mariama yow Mariama inna allaha astafaaki wa tahharaki yàlla dafa la sellal laabal la wastafaaki encore
ala nisaa ila alamin ci jigéen ñi àdduna bi yëpp daf la cee gënale après mu ne ko yaa Mariama was judi su jootal non yaa Mariama xunuti li rabbiki was judi warka'i maa raki'in su jootal sabala sa borom nga rukkoo te ànd ak ñi nga xam ne dañuy rukkoo kon xam ngeen ne loolu du caaxaan kon ku gis xale boo xam ne dafay muuru di ñëw di jàng si sax yiw man pour man da nga ko war a sax encourager ndax Mariama bu sell boobu noonu ak sœur yi te ñàkkul ne école bi sœur yaa ngi fa ñoom di muuru man sœur biy def bopp nan mosuma ko gis kon muuraay warul déranger kenn te école bi ñoom nañ génn ñu leeralal nit ñi lan la ce qui se passe lan moo xew parce que soo leen invité ci rajo yi ñoom duñ ñëw soo leen invité ci télé yi duñ ñëw kon dafa mel ni yaa angi suuros dafa am loo xamante ni mooy ñuul ci soow bi lan la lan moo tax ñu toog ba heure bii nii ñuy aaye muuraay te daawuñ ko aaye lan moo xew bu ngeen di aaye xale yi daal muuraay war ngeen xool ci yaayu Isa bi nga xamante ni mooy seen yonent bu ngeen gëm te ñun ñi tamit ñu gëm ko ñun dañ ko gëm laa nu farriqu bayna ahadin min rasuli yonent yi kenn du amoo droit ne yonent Muhammad laa gëm gëwma Jésus Christ amoo droit ne Jésus Christ laa gëm gëwma Muhammad ne yonent la da ngay wax ne ci diine bii laa bokk waaye amoo droit ne gëmoo ko le loolu c'est impossible yàlla moo ko wax yàlla dafa sellal Mariama tellement tagg ko ay yoon wa Maryama ibnatu Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbihi wa kutubihi wa kanat min al-qanitin mais loolu la ko lu gën a rëy wa Maryama ibnatu Imran Maryama doomi Imran allati ahsanat farjaha nekk na jigéen joo xam ne ahsanat man yàlla man maa rafetal farjaha kanamam wa nafakhna min ruhina ma ëpp fa Jésus Christ ruuxu mooy ruux mooy nit mooy Isa wa kutubi ak téere wa kaanat mu nekk minal xaanitina ci jigéen ñi nga xam ne ñoo gën a ragal yàlla ci kaw suuf minal xaanitin ñi gën a ragal yàlla man su ma toogoon ak ñoom ay yooyu laa leen di indil firil leen ko wan leen ne leen affaire bi amul xaaj amul seen ñëpp benn lañ ñun ñëpp ahlul kitaab lañ bible bi téere yàlla la alxuraan téere yàlla la yeneen ak yeneen yëpp téere yàlla la am na yoo xam ne waruñ ko sax jéem a installé Sénégal quoi ay affaire wu ay religion ay voilà parce que wax ji ku ko dégg rek yow loolu ngay njëkk a xalaat ku dégg affaire bi loolu ngay njëkk a xalaat mais su fekkoon dañ ne école publique la interdire loolu kenn du xalaat affaire yi diine mais école bi c'est une école catholique loolu moo tax nit ñi di gisee noonu kon daal ñun lu ñuy wax ministre bi dégg naa mu ngi leen di rencontrer tey na wax ak waa école bi parce que ñoom mënuñu fay nekk di installer désordre parce que lii désordre la te trouble à l'ordre public la c'est vrai parce que nul n'est au-dessus de la constitution bi kenn tiimu ko kenn sutu ko te constitution bi moo wax ne ku nekk am nga droit nga pratiquer sa religion ci ni ngay solo di jaamu yàlla tamit sa kër ak ci jàkke yeeg église yi ku nekk dañ ci am droit te Sénégal pays laïque la nañ bàyyi xale yi ñu dem jàng ji moo gën ñu fiy sulli coow yoo xamante ni mën na dégénérer jur lu nekk parce que gis nga nit ñi dañoo wuute nit ñi bokkuñu yem am na ñoo xam ne toujours ni ñuy gisee ak man ni may gisee du benn am na ñoo xam ne ni ñuy agiré
ak man ni may agiré du benn moo tax il faut faire très attention ci affaire yooyu noonu yu sew yooyu di commencer di am Sénégal parce que rafetul ci dégg-dégg Sénégal masu ñoo toog ñu ne jullit yi ñoo ëpp chrétiens yi ña ngay néewal doole chrétiens yi au contraire les chrétiens sont très respectés au Sénégal dañ leen a seddal lu nekk ci mbaax bu nekk seddal nañ leen ko kon tey su ngeen toogee ñëpp xam ne seen école bi c'est une école d'excellence ñëpp reconnaître loolu noonu ba di fa yóbbu seen doom yi ñi ko mën ak ñi ko mënul ñëpp ñuy jéem pour bëgg seen doom am enseignement de qualité kon loolu yéen bu leen ko yàq parce que tey am na ñoo xam ne mënoon nañ leen ci topp tey am na ñoo xam ne mënoon nañoo def benn solidarité ne léegi ñooñu xale yooyu bu ñu dugal ñoom école bi kenn du fa dugg kenn du jàng te su boobaa su école bi lay métti parce que école bi li koy dundal mooy lii xale yi di fay si la ñuy fay enseignants yi si la ñuy fay seen ay impôts si la ñuy fay ndox di ci fay courant kon nag il faut respecter les gens man lii pour man manque de respect la daal waaw moo tax daal maa ngi lancé appel état bi nañu jóg ñu jël seen ay responsabilités ñu régler affaire bi te jéem a nag investir ci ay lycée yu baax enseignement de qualité formation bi baax njàng mi jëm kanam xale yi di mën di jàng bu baax ay grève di bañ a am enseignants yi chaque jour ñu ngi leen di yoreel ay indemnités yoo xam ne duñu leen ko jox 2 poids 2 mesures bi nga xamante ni dafa am Sénégal da ngay gis koo xam ne amul métier man ak moom ñoo yem politique rek lay def defut leneen dafa ànd ak président bi nekk ci condition yoo xamante ni ki nga xam ne mooy enseignant bi di professeur bi mooy former xale yi nga xam ne ñoom ñoo war a jiite réew mi ëllëg war ko doxal kooku pour mu tabax terrasse rek c'est tout un problème pour mu am oto bu baax c'est tout un problème te jàngale dara gënu kaa fort jël nit def ci moom xam-xam mais loolu lu ko gën a fort laay laaj Macky Sall mi nekk président tey ki ko doon yoroon jàngal école primaire ma nga funjuñ tey jii ministre yi nekk ci gouvernement bi yëpp dañ leen a jàngal ay jàngalekat ñoo tax tey ñoom ñu dem ba accéder ci gouvernement bi mën a jiite réew mi di ko doxal kon il est temps ñu jox jàngalekat yi seen gëdd respecter leen jox leen cër te bàyyi caaxaan réew kenn du ko yore ci ay caaxaan ay affaires yi parloo ay làmbatu keroog maa ngi doon wax ci affaire wu président bi ne dafay rationaliser train de vie wu état bi la répétition est pédagogique dama ciy dellu si waat réew ma dafa am ay farata maanaam ay priorité tey jii soo ne da ngay rationaliser ay affaire facture téléphone moo gën a tuuti loolu moo gën a tuuti ci Sénégal te ñëw loolu ñëpp teg nañ seen bët ñëpp xam nañ ko waxoon naa leen fi ay institution yoo xamante ni amul benn njëriñ conseil économique et social environnemental au conseil des collectivités territoriales au conseil des dialogues xawma de lan du ma ko sax bëgg a xam ça sert à rien amul benn njëriñ président bi ma fàttali ko tamit encore ñu ngi koy jox 8 milliards mu nekk caisse noire am mais su fekkee da ngay rationaliser mooy li ma wax sànq rek la répétition est pédagogique waxoon naa ko ci sama live ba le passé mais il faut ma répéter waat ko loolu dindi ko président assemblée moom it am na institution yi ma tudd yëpp kenn ku ci nekk am nga caisse noire kenn ku ci nekk rek am nga caisse noire waxoon naa leen ni leen poste gouverneur tamit amul njëriñ nañ ko supprimer amul benn njëriñ préfet moo yore ordre public bi mooy liggéey mooy def lépp préfet rek doy na ci Sénégal maa ngi dégg démb journalu Sen TV bi am benn jigéen bu ñuy interviewé quoi mu naan Sédhiou doxul quoi ma ne ko Sédhiou nu muy doxee Sédhiou du dox capital bi doxul Sédhiou dana dox capital bi doxul bougéwul mètre capital boo xamante ni day taw
waaye yow kenn du mën a liggéey système bi yëpp dafay paralysé wu autoroute yi taa pont yi taa oto yi duñu mën a jàll kenn du am foo mën a jàll ndax inondation comme capital bee doxut Sédhiou du dox sëñ bi yow tamit capital bi doxul Sédhiou du dox Sédhiou doxagul léegi de il nous faut des dirigeants sérieux ñoo xamante ni dañoo sérieux quoi parce que man dama gisul lan lañ amut lu tax ñun ñu bañ a dem on a tout ce qu'il faut pour développer le pays on a tout ce qu'il faut pour développer le pays lan lañ amut ci Sénégal loo xamante ni ci lay nit di sukkandiku pour développer am na réew yoo xam ne amuñ benn ressource te développer nañ volonté la mais est-ce que yàlla mooy wàcc tabax France wala mu wàcc tabax États-Unis wala mu wàcc tabax Japon wala yeneen réew yi nga xam ne dañu développé ay Allemagne yëpp ay doomi aadama lañ ay ulul albaab ñi nga xam ne ay boroom xel lañ quoi yàlla daf ñu bind ba pare jox ñu xel pour ñuy liggéey léegi ce qui nous manque c'est la volonté nañ am volonté bi ba pare jub honnête mais da ngay falu ba pare bëgg a jël xaalisu réew mi yépp sàcc ko yàgg sa njaboot pour lan ay milliards lan la koy nit di doyee loolu dafa am benn njëriñ bu subaa nga dee ñu gas suul la doo yóbbaale milliards yi kan mooy dee di yóbbaale ay milliards milliardaire beeg taalibe bi nekk ci mbedd mi di saraxu ak maire bi jaay caaf ak gej ji ci marché ba ñoo yem bu ñu dee perkal la ñu dem ut takk leen sang leen ba pare dugal leen ci suuf si jël ay peel dóor maasale ana gars yi am xaalis yu fi nekkoon dama leen ubbi seen bàmmeel xool na di ngeen fekk mbasin riche wala jasner wala ay brodé wala ndax da ngeen fekk ñu suuraale leen ak ay or wala seen kër yi ñu doon tabax surtout bu nekkee kër goo xam ne nag lewut nga xam ne xaalisu contribuable bi moom nga jël sàcc ko loolu c'est très important il faut que ñu bàyyi ci xel da leen veiller ci loolu te liggéey réew mi bàyyi caaxaan nous disposons tout ce qu'il faut pour se développer am nañ or diamant pétrole zircon ak ressources halieutiques ci géej gi am ay fruits yoo xamante ni ay meññeef yoo xam ne tubaab bi sax dañ koy soxla te amuñ ko joxoon naa leen fi benn jour exemple mango ak noix de cajou loolu tubaab bi dafay cher dañ koy bëgg te amuñ ko ñoom seen suuf si amu fi ak buy pain de change bisaab léegi dañ ko xam ñoom xam ne dafa am ay vertu yooyu yëpp ñun yàlla may nañu ko waxuma laa nag fer bi feeñ Falamétan yi te Ousmane Sonko doon wax scandale yi ci am dañuy jaay rek ñoom maanaam nu ñuy négocier contrat yi sax duñ ko xam bu tubaab bi ñëwee wala naar yi wala turki yi dafa am benn genre complexe bu ñuy wane ba nga xam ne day mel ni ñoom duñ ay nit quoi. maa ngi dégg Yérim Seck mu def analyse bu pertinente mu ne naka ngay amee pétrole ba pare war a dem di ko exploiter ji am fer ne da ngay jaay fer bi mais téyel fer bi gars yi liggéey leen ngir yàlla liggéey leen réew mi dox ñun bëriwuñ Sénégal c'est un petit pays 15 millions d'habitants ak nu ñu riche xool leen nu ñu riche rek ñun suñ suuf si am na lépp yàlla fu mu nekk nii yàlla wàccoo na ak ñun amul benn ressource boo xam ne day développer réew te amuñ ko naari lu ñuy bëri pétrole ñun am nañ yoo xam ne ñoom amuñ ko ay phosphate ñun lépp lañ am ressources minières yëpp am nañ ko fer phosphate zircon pétrole or jamaa daal laa gisul te sax mën naa am ba tey te xoolal fa ñuy exploiter port or bi mooy région de Kédougou lu ñu lekk sax amuñ ko ndeysaan billaahi da ngay gis koo xamante ni bu gisee saako ceeb sax boo moytuwul mën na ko bif ci yow daw ak moom buñ exploiter or bi ba pare benn avion mooy ñëw ñu jël or ba chargé mu naaw départ masu ñoo toog ñoom ba wax ñu
jox ñu des informations ci suñu ressources minières yi mas ngeen a dégg benn nguur bu génn wax ñu nañu ressources minières yi lii ak lii la ci Sénégal di am nii lañ ko fas yéene doxalee xoolal or bi ñu ko commencé exploiter ba léegi mas ngeen a toog rek ministre des mines ci nguur yi fi jaar yëpp génn informé ñu ci ni ñuy jaayee or bi ni ñu koy exploiter mas ngeen nag di gis loolu Sénégal am na or mais kan moo ci gis sa bopp yow am or te sa amoo école yu baax amoo hôpitaux yu baax amoo tali yu baax tali yi nga am tubaab ñoo la ko tabaxal mooy autoroute à péage ñoo ñëw force la tabaxal la ko par force te ba léegi ay abri provisoire mu ngi am xanaa su fekkoon amoo sax beneen ressource nga am or rek loolu rek xanaa mën nga ci régler ay situation yu bari assainir dëkk bi am assainissement boog au moins bu ndox mi tawee bu am fu mu jaar mais da ngay ñëw ndax nit ñi tabaxal leen ay tali su ko defee ñu génn nag defaral nañ ñu tali te duñ fa def évacuation d'eau fan li fi ndox mi di jaar mais ndox heure boo tabaxee dara te dafa fu ndox mi war a jaar day gën a bon mais laajal ñi dëkk ci côté arène bu bees bi arène nationale bi avant arène bi di fa nekk ñoom daan nañ am inondation mais grawutoon mais bi ñu tabaxee arène bi parce que arène bi dafa kawe am ay tribune ak yëpp ndox mi dafay dal wàcc su wàccee nag après seen biir kër yi la jëm ñu ngi bëgg a dee instant bi mais investissement yooyu noonu ban njëriñ la am loolu yàq la di man su ma jëlee ay milliards daf ko fenn kañ damay def canalisation nga xam ne ndox mi bu ñëwee jàll fa mais léegi su fekkee ne man dama investir ay milliards ba pare bu ñëwee endommagé waat yàqaat leneen ça sert à rien gâchis la autoroute à péage bi pareil même chose tey ji Tëngéej fu autoroute à péage bi jaar noonu ay caaro yeeg yëpp am na kër yoo xamante ni bon daan nañ indoone mais am na si ñoo xamante ni ñoom exception lañ amoon daawuñu indoone bokkuñ ci woon mais léegi heure bu tawee ndox mi day wàcc dal ci kaw autoroute parce que taw dafa am doole bu dalee ci autoroute bi rek day dugg ci biir kër yi Tëngéej yàqu na caaro yeeg Pikine partout kon man seen travaux yi ak seen investissement yi man gisuma sens bi gars yi dafa mel ni ñoom mosu ñoo toog ci banc yi école jàng quoi te bu ñuy ñëwee di ñuy jaay affaire de intellectuel pour ñoom intellectuel mooy sol costume takk cravate di làkk ay tubaab quoi langue ak xam-xam ça n'a rien à voir dégg làkk ak xam-xam jotewul dara moodu yi nekk Espagne am na su ñoo xam ne mosu ñoo jàng te ñoo gën a dégg espagnol sax espagnol yi loolu dara dégg tubaab ak xam-xam ça n'a rien à voir diamétralement opposé du dara français c'est une langue la pour communiquer mais xam-xam pour liggéey loolu moo am njëriñ xam-xam pour liggéey moo am njëriñ mais gars yi dañoo mel ni comme li yàlla waxoon ci alxuraan rek ci suratul jumaa masalul lazina xumilu tawrata suma lam yaxmiluha ka masalil ximaari yaxmilu asfara dañoo mel ni ay ñoo xam ne comme ay téere yu bari bibliothèque nga jël une bibliothèque sëf ko ay mbaam lan la koy téere di jëriñ mbaam téere du ko jëriñ dara parce que du boroom xel bet la du ulul albaab bokkul ci boroom xel yàlla bi muy wax daf ne wala yatazakkaru ulul albaab dama bëgg yéen boroom xel yi ngeen waaru mooy comme ñu nga am loo xam ne daf lay waar waaru mooy nga jàng ci benn affaire am lu la incité pour nga développer réew mi loolu ci waaru la bokk am lu ñu la inculquer pour nga mën a liggéey ba réew mi jëm kanam wala nga liggéeyal sa bopp su fekkee tu es dans le privé mais ñun dénk réew mi man laa gisul lan lañ def wax leen ma Sénégal lan moo dox ci réew ma lu dox man de gisuma ko.
wax dëgg yàlla gisuma lu fa dox de xola fecc ak wéy bi sax doxatul léegi bilaay musique bi sax doxatul musique bi mbalax bi doxatul gars yi amul dara doxul rien n'est structuré wuñ dara ci réew ma dara ba pare waa réew ma ña ngay nelaw ba léegi quoi man loolu rek moo ma métti ci temps élection yi bi sama classe gi nekkee ak sama morom yi ñun activistes yi nekk ci réseaux sociaux yi di gars yi dañuy wax ne dañuy gële quoi on fait la gueule xam nga loolu lay gars yi di wax naan ñoo ñi dañoo bëri wax affaire yooyu quoi te ndeysaan ñoom ñoo tax ñuy sonn quoi ak patriotisme rek sonal ñu léegi dafa am sama benn xarit bu ma doon waxtaanal ma ne ko gis nga Macky élection yi da koy gagner facilement objectif am dana ko atteindre ñëpp xam nañ loolu mu ne lu tax nga wax loolu ma ne ko gis nga ñun ñu nekk ci réseaux sociaux yi nii di wax nii dañoo minoritaire dañoo tuuti surtout la diaspora ma ne ko diaspora bi moom mënu fay am dara parce que ñooñu yeewu nañ xam nañ nan lay réew di doxee ak nan la ñuy diriger réew parce que ñëw nañ gis nañ xam nañ ñu demee quoi bokkul ak waa Sénégal ñi nga xam ne ñu bëri pour ñu am 1000 francs yu ñu connecté woo sax accéder ci internet pour suivre les informations ce qui se passe dans le monde c'est tout un problème Sénégal koo waxal mu ne la awma lu ma jëndee crédit ñu am xaalis capital baag région yi ñoo yem ñi mën a connecté wu ñoon ñu tuuti lañ kër goo dugg mu am wifi c'est rare xanaa entreprise yu mag yi wala kër ñoo xam ne ku am xaalis lay doon dangay gis koo xam ne sax xaw na tane sax mais du sax am wifi koo wax ne ko connexion mu ne la man lu ma reeree laa tal wala lu ma xëy jëndee ndekki léegi ma ne ko lu tax Macky di gagné loolu la parce que moom majorité bi xam na ne ñooñu amuñ accès ci internet te duñ ñu déglu ñun lu ñuy wax duñ ko xam ñoom lu ñuy xam mooy Macky mooy président fal nañ ko rek jeex na Macky mu dem ci àll ba di leen gëmloo ay PUDC programme d'urgence développement rural jël ay tali yu xonq di leen ko defaral tali yu xonq latri loolu nga xam da lay yokk sax feebar di leen jox ay bourse familiale sarax 3 mois 25 000 xawma léegi nag moom foofu la bàyyi woon bëtam fa la bàyyi woon xelam daf na ñii di wax ni duñ dara moo tax gaayam yi toujours bu ñu génnee loolu la ñuy wax naan topp leen réseaux sociaux yi rek xam na ne réseaux sociaux yi ci nekk dañoo minoritaire ay nit ñi tuuti lañ léegi moo tax it bi résultat yi génnee feeñ na fii ci diaspora bi parce que gagné wu fi dara kon loolu mooy wane ne waa diaspora bi ñoom lu ñuy xeex su fekkoon ne Sénégal ñoom yeewoo nañ noonu ku noonu waa ji kenn waxatu ko jógee na ko bu yàgg parce qu'il n'est pas sérieux ak magu yum def yëpp yàq élection yi jaxase ko tëj Khalifa Sall indi parrainage exilé Karim Wade def ko d'une manière saleté te gis nga dignité dafa baax ak gore doomi aadama da ngay nekk gor soo sexeeg sa ay nawle nga teg ko ci yoon nguur du dara ay nguur yi du dara nekk président yeeg nekk taalibe ci mbedd mi ñoo yem doomi aadama moom doomi aadama la fii nii inna akramakum inda allahi atqaakum la yàlla wax gis nga kenn gënu fi kenn yàlla bi muy tagg yonent bi xam nga la ko taggee jikko daf na ko wa innaka la ala xuluqin azim yow yonent bi yow sa jikko yi dafa màgg jikko yu màgg nga amee wa innaka la ala xuluqin azim waaye waxul kenn na ko da ngaa riche yàlla moom nee na moom moo riche kenn richul yàlla moom daf ne moom moo riche inna rabbi ghaniyun karim yàlla rek moo riche kenn richul al ghani ku riche la al karim te ku màgg la moom moo riche moo màgg kon nag kuñ fa teg ca dëkk ba pour nga gérer dangaa war a disponible dangaa war a oyof dangaa war a honnête liggéey te yàlla tax bàyyi sàcc bi bàyyi leen sàcc xaalis bi
te liggéey réew mi nit ñi sonn nañ de Sénégal mooy dëkk boo xam ne dafa riche ba pare pauvre dañoo riche ba pare pauvre xoolal ressources minières yu ñu am xam naa bëgg tubaab bi gisee ñu bëri danañu ree quoi ñu ne non vraiment lii doy na waar ay ressources yu ñu am su am na yenn xeet tubaab yoo xam ne bu ñu ko amoon ku noonu ñooy jiitu sax États-Unis ñoo nekk première puissance mondiale France bu amoon loolu mooy nekk première puissance mondiale mooy taxaw ci kanam nous avons tout ce qu'il faut pour développer le pays lépp lañ am lépp waxoon naa ko sànq mais cat bi mooy nit ñu baax ñu mën a doxal réew mi lañ amut te loolu population bi ci boppam moo war a yeewu ñun def nañ lu nekk sensibiliser nañ conscientiser nañ mais am na ñoo xam ne dañ naan sax ñi ay dof lañ quoi wax ñii dañoo bëri wax ay dof lañ rek fii la ñu nekk di tànqal nit ñi sonal nit ñi rek loolu la ñuy étiqueté te ndeysaan c'est pour leur bien quoi waaye nag ñun dañuy bëgg nekk ci ñi nga xam ne wala bokk ci ñi nga xam ne toujours dañuy participer ci luy doxal réew mi parce que ay citoyens lañ nekk ay patriotes bëgg réew ma te boo bëggee sa réew ak niveau boo mënti am ak loo oyof mbubu parce que Sénégal ci loolu la ñuy xool war nga mën a contribuer ci liy avancer loo réew ma ci wax ci jëf ci bind ci lépp mais kenn amul droit nekk ci réew gis na réew ma na muy doxee teguwul ci yoon ba noppi soo ko defee rek yow tu es complice waaw loolu nag lañ amoon tey lu ñu leen indil tey ci direct bi li ci gënoon a fës mooy affaire yi Jeanne d'Arc bi wax nañ ko nañ delloo si waat seen xel ci yàlla te xam ne àdduna amul solo bàyyi xale ñu jàng te xam ne dialogue islamo-chrétien bi am Sénégal cohabitation bi dafa naturel c'est quelque chose de naturel da ngay gis ñu bokk ndey ak baay waxoon naa ko sànq ki nekk chrétien ki nekk jullit te zone Joal moo doon tudd sànq zone boobu ñi fa dem xam nañ loolu te gis nañ ko ba ci ay caajaay ay Sandiara booy dem Kaolack ay Kër Martin xam nga Diouroup dem naa fa benn dëj bi ma demee famille bi ñii ay chrétien lañ ñii ay jullit lañ seen maam moo génn àdduna te seen maam bi avant mu génn àdduna dafa tuuboon nekk jullit mais dañoo def seen ay aada yëpp ñoom ñëpp toog ñu defal ko dëju jullit seen mbokk chrétien yi toog fële jullit yi toog fii ñu jàkkaarloo ñoom ñëpp ku nekk respecté sa morom coow jubut bal tàkkut kon loolu nañ ko continuer moo gën te bañ ko yàq parce que luy defar réew jëmale ko kanam moo gën lu koy jéem a yàq te lii baaxul ci réew mi amul benn njëriñ nañ bàyyi xale ñu jàng muuru wàññiwul dara amul dara lu mën a yàq donc kon ñu ngi leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf